Passe-Partout maa ngi lay nuyu. Ndiaye maa ngi lay ziar maa ngi ziar bande di ziar auditeurs ak internet yëpp. di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm. bismillah. nuyu partenaires yi également di rafetlu ni ñu àndee ak ñu ngi ci xalaas inspecteur fu ñuy tàmbale. yaram wee tàng jër. sa yaram waaye fu mu leen joxee. fu ma leen joxee partenaires yi rek na ngeen nangu. déedéet waay bu ma demee ba ca biir daal ma ne Optique Vision Plus Sénégal. waaw nangu leen. su ma demee ba ca biir ma ne comptoir commercial de plomberie du Sénégal. waaw nangu leen. waaw su ma demee ba ca biir ma ne TDK. nangu leen. su ma demee ba ca biir ma ne établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère borom cuuraay borom gàmmu vite fait. nangu leen. su ma demee ba ci biir ma ne Fabri Métal nangu leen. mais fi ne moom jox naa la doxal mais jànq yaa ngi kaas de. yéen jànq. suba dafa am lu ñu fa nar a indi. mooy ci jànq yi nga xam ne. ñiy liggéey ci kër yi wut ci liggéey ci kër yi. mais da ci am kenn ku wax loo xam ni déglu li mu wax fii. ngeen di wax nii lépp dafa am na ñoo xam ne tey jot ci woon ci rajo bi pour mun di ko wax te ñu ngi koy dund ci biir kër yi léeg-léeg da ngay gis ngay liggéey sax ci biir kër nekk jànq nga ñëw borom kër gi nopp la nga am ful la bañ mu ne créer la po dàq la ne dootoo fi liggéey loolu yëpp am na ci kër yi da ngay liggéey ci kër gi liggéeyu jànq borom kër gi nopp la fekk yow liggéey la yëkkati nga bañ ñu dàq la mu fexe nuñ la dàqee ñaata mbindaan ñoo fi génn tey dem ak doom yoo xamante ne nii seen patron moo ko jur seen patron bu góor wala seen doomu patron moo tax ngeen xam ne àdduna métti na man de chaque jour damay déglu xalaas mais da ngeen di wax ni lépp man moom xam naa ne dëgg la képp kuy taxaw di leen weddi si ñuy def lu bon ñi ci la bokk. en tout cas li ñuy kaas bari na. jàmbaar ngeen sax xaw ma ko fi indi waaye jàmbaar la ndax ñoom. wax loo leen du yomb. non mais ñoom fi mu nii dañuy wax de. ngay gis da ngay nekk ci di gis jànq mais pourquoi ñu jànq nit la. waaw mën nga am jànq moo gën a jongoma sa jabar. foofu waaw day liggéey rek. waaw su fekkee kilifa nga bon je sais pas su fekkee da nga bëgg jànq nga takk ko su fekkee da lay déranger nag te mënoo ko takk nga changé ko indi keneen mais jigéen ñi waruñoo di fiire di xatal. waaw xëy na côté boobu laa ànd ak yow ni ngay demee banque. daje fa ak jigéen. bëgg ko. yàlla dogal seen diggante sëy. ni ngay demee marché fi ngay liggéey ni nga fiy gisee kaw bëgg ñu dem ngeen dem ba ngeen sëy. c'est la même chose. c'est la même chose jigéen di liggéey ci sa kër. nga dem ba bëgg ko yàlla dogal seen sëy seen diggante sëy ngeen sëy. mais femmes yi ànduñu ci loolu. waaw loolu nag mooy problème bi. femmes yi ànduñu ci loolu de. léegi xamal naa la ko. waaw. femmes yi de bu ñu seen jànq yi bu ñu ñëw du ñu sangu du ñu solo. duñu sangu duñu solu duñu toilette. te jànq yi ay nit lañu te ay jigéen lañ comme ñoom. waaw d'accord mais nag aussi bu ñu liggéey ci banque yi ñoo yem de. waaw d'accord mais buñ jaawale nag ñoom dañoo dem ci kër. waaw am lu leen fa yóbbu. waaw muy liggéey. waaw directeur ak assistant am nag. amul différence. waaw moom jànq ba ca kër ga loolu leen wutale. ban léeg-léeg nga dem ci kër gis fa jànq boo xamante ne ji. waaw. day leer na la ko fa yóbbu bu dee maanaam bu dee fukk la. juróomi mooy liggéey bi leneen li. jëkkër la waaw dafa am ñoo xam ne looloo leen tax a jóg. mais am na koo xam ne dafa ñu wut si liggéey. di liggéey normal foofu loola yam ca. am na sama benn xarit boo xam ne dafa xëy di liggéey. woo ma ne ma sama jabar jël na jànq bu jekk. waaye li ma metti du ma ko fa fekk. man ko lu tax mun ma léegi mu dàq ko. mais man ko loo ciy xool mais c'est que nag sa jànq waroo woon a am sax yenn. war pas doo wax ak moom et tout war leen a am yenn relation yi. mais soo dem waaw jigéen ñi nag su fekkee nag dangaa bàyyi espace. ba jànq fa jaar fa espace. jànq fa jaar fa la nga waroon a def jànq ba di la ko defal su jànq ba jëlee sa place wala ñëw di wujjeeg yow yaa ko voilà te loolu dafa bari. mais dama ne. yéen li audio bii nii. waaw daa am lu am solo lañ ci bàyyi. waaw. ndaw si nee na. waaw bëri na jànq yoo xam génn nañu biir. waaw te seen i doomi patron lañu wala seen doomu patron ñoo leen jur. waaw wala seen i patron. ñu jiñ leen ko bañ. mais loolu nag moom ñu baal ma mais seenu ñàkk fayda la kam. ñàkk fayda ka. ñoom ñu koy nangu ba fay génn ak ëmb. non mais c'est parce que xam nga gis nga nit su néewee doole. fii jànq yi fii dañ leen di exploiter. liñ leen di def exploitation la. mënoo di liggéey loo nit un mois di ko fay ay 25,000 ak 30,000 loolu exploitation la waa la tribunal du travail war nañoo jóg
taxawal wenn kuréel pour jànq yi li leen di fay ak li leen di def teg du dëgg du yoon fii Sénégal la. benn 25 milliards 30 milliards bala ñu caa jot. dañ cay daw bay bëgg a dee soo moytul ñu jiiñ leen ci sàcc. loolu état moo ci war a taxaw wala député yi jàppale leen wala inspection du travail jàppale leen ni leen di recruter du yoon li leen di fay du yoon amuñu dara yenn saa soo feebaree yaay faj sa bopp wala ñu la demal ñibbi ndax ci dolli. néew doole jooju ba pare nga am patron kilifa wala patron koo xam ne daal da nga xam ne kii moo la ëpp doole sur tous les plans. di la cokkaas di la làmbatu siif la ci biir kër gi te doo am fu ko yuuxoo. très bien loolu mooy li njaatige yi di def jànq yi. waaw jànq yi dañuy def li jànq yi def njaatige yi. waaw ñu teg ko ci yoon rek dañ lay sàcc. ah d'accord sàcc bu métti non moo ci gën a tuuti sax. voilà tey jii waaw jànq da lay sàcc nga teg ko ci yoon ñu jàpp ko. waaw mais yow tey sa jëkkër dafay violer sa jànq. wala mu ëmbal ko jànq bi du am ku ko jàppale. mais kooku ci jànq ba la. ku tax déet bu demee moom yoon neewu fi boo defee lii ñu def lii wala kii la ñuy àttee. problème bi dañ dul xam yoon wax. waaw loolu nag meneen mbir c'est ça le problème. li nga war a wax kay mooy. vulnérabilité boobu dañoo war a am ay organisation am na fi sax mais xëy na dañoo fësul. bariwul yuy encadré jànq yi di leen placer ci kër yi. di leen toppatoo bu ñu amee problème ñu taxawu leen. bu ñu defee problème ca kër yi ñoom ñu endossé responsabilité bi maanaam il faut que ñu organiser secteur bi. gis nga baan boo bëggee xam ñoom seen njariñ. ci réew mi. ñoom jànqee. tabaski. ok waaw dëkk bi bu. voilà ñu dem ci doxal lu baax ñooma de. gis naa la jeune fille là Zeyna la xaw ma nu mu tudd. Jeyna. waaw. Jeyna ñu revue de presse. Jeyna Balde. xam nga lu mu def. déedéet am na daal lu journaux yi bind. Jeyna dafa yëg doon génn ak benn booy xaw ma day rap xaw ma booy ko sant fa. mooy Bril Faye. daanaka kër ndaw waa ji la dëkkoon daanaka. moom kan Jeyna. waaw mu yor caabi. Jeyna yor caabi. Jeyna jël xaar ba guddi jot. waa ji di nelaw. mu wax frère am boobu. nga xam ne ñu moo àndoon ak kii bi ñuy filmer grand bi yor grand Diop. grand frère am bi nu mu tudd. Alpha xawma Ali Balde wala Ali waaw côté genre yooyu. moo Ali ànd ak beneen xaritam. ñëw ñu sàcc ñaari téléphone iPhone Pro Max waa ji. caabi oto Chrysler am. xam nga yóbbu ko mu wàcc jox ko frère am bi boobu frère am bi dem. Jeyna ñëwaat tëdd di nelaw. waa ji yow gis ni sàcc nañ ko te daajuwuñu bunt tojuñu dara waa ji xëy suba ñi ndaw si ni ko man sax sama portable dañ koo sàccaale moom Jeyna. waa ji dem jëndal ko téléphone mais porté gul woon plainte xam nga fan la ko waa ji porté plainte. dafa jékki-jékki di jot ay menaces. Jeyna ak frère am boobu. dañoo jël ay tigo puce tigo firi def ko ci téléphone mbindaan ma. mbindaanu Jeyna ñaari mbindaan la am mais kenn ka la jël téléphone am def ci piis bi commencé ñuy chantage waa ji ci portable waa ji dafa am ay vidéo waa ji yu ci fa nekk ak yeneen i xale yi jigéen te nañ vidéo yeen na mu demee naka su teggunuwul daal ñu jël vidéo yooyu nag di ko yónnee waa ji di ko ci chantage naan ko soo ñu defalul lii dañuy publier vidéo yi di ko ci chantage di ko ci chantage ba waa ji porté plainte bi waa ji porté plainte nag bi ñu toppee enquête bi Jeyna dañoo sàccaale téléphone am mais ñoo ngi gis ni Jeyna mi ngi woote téléphone ci téléphone am. mi ngi koy utiliser daal. mi ngi koy utiliser. bi mu ne dañ koo sàcc. bi mu ne ci càcc gi la bokk. voilà ci biir ay enquête ñu dem ba accuser ne ko nii carrément mu daal di avouer que ni moom moo def loolu. loolu nag am na lu ci nit ñi war a jàngat. moo tax samam xel day ñaaw ca la xewoon ba ñu arrêté tuuti xamu la. xam naa boo Jeyna ak frère am bi. ñoo def lii waa ji. Jeyna ak frère am bi ñoo amoon problème ak Diop Iseg. li ci des nag da ngay bàyyi nit ñi ñu xalaatal seen bopp. ak yoon foofu ak yoon affaire yi ñu naka lay mujje mais Jeyna ak kii nga xam ne moo ko yóbbu ñoom ñaar ñoo bokkoon dëkk ci benn kër ku ne yor caabi faram la woon daal. li ci gën a garaaw. waa ji dafa am ay vidéo yu am solo yu nekk ci YouTube bi. ay day way defe naa. am na ci vidéo boo xam ne am na ay 3 millions et quelques vues. ñoom dañoo dem ba supprimer yooyu vidéo ci YouTube bi. xam nga kon waa ji il perd beaucoup d'argent ci loolu ay vidéo clip yu nekkoon ci internet bi man waa ji xaw ma ko il paraît que xale yi jigéen ñi bëgg la ko kii la daal gis naa ni daal liñ ko yàqal ci kii bari na mais lii ma la wax nii noonee la demee en tout cas mi ngi gàkkal deram de
mooy booy rappeurs yi parce que yow munoo fi def mbir nit ña nekk ca di lijjantee ka waxtaan ñu lay déggaat ci leneen. c'est-à-dire ay mbokkam nañu ko jël. yar ko encadré ko. Ndakaaru day soppi nit de. waaw mais bari nañu fi yàggati soppeeku ñu. mais c'est-à-dire xale bu toll noonu à son âge lii xóor bu mu dugg génn ci duggaat ci beneen. soit ñaar rekk mën a am. mu jël yoonu baax ñu boole ko ci ñi baax. baa mu jël yoonu bon ñu pare ci moom. mais xale bu ndaw à son âge coow loo dugg. génn ci duggaat ci leneen. bu tayee nga ne sama moromu bàyyi ma violé suba nga ne sama morom maa ma ëmbal gannaaw suba nga ne damay concubine ak benn rappeur gannaawaat suba ñu ne ma nga ñu garde à vue à la limite doo xam sax. lu muy niru. na ko ay mbokkam jël yar ko. encadré parce que lii ñu koy tudd. bu dee lu am la rafetul bu dee lu amul la rafetul. xale bu ndaw. di jigéen. war a c'est-à-dire war a am sa taxawaay bu war a am ci société bi. ñu war a mën a compter ci yow. nga am tur am ci loo yëngu. bul gàkkal sa der. dañ ko encadré mi ngi yàq boppam de. ay parents moo defam deful ngaay. parce que mu tax âge bi mu toll. bay ñëw Dakar dafa di fi maanaam dëkk ci appartement moom kese di dund yéen dund yi. ay parents ñoo responsable moom de. mais bari na ci réew mi xale yoo xam ne ñoo gën a responsable seeni parents. su subaa dina leen di xaas. boo xam ne ngay jàpp sa gémmiñ. réew mi daal jàppati mais dëkk bii man de dëkk bi waaru. mais nañ ko appartement yi war nañu def immeuble bu ne benn alkaati taxaw fa. immeuble yi ci réew mi. war nañoo immeuble bu ne naa xaw ma de. dakk der yi war na leen a yokk immeuble bu ne Sénégal rek war nañoo jël benn gendarme wala benn policier teg ci bunt bi. Njaay waa ji li ko dal ca dëkk boole. waa ji dafay wax ci frère am moo nekk ci kaso bi. waaw frère am. Baat est-ce que mën nga ñoo may jàmm ñun. dëgg laay wax rek dëkk bi. nee naa ndax mën nga ñoo may jàmm déedéet ndax mën nga ñoo may jàmm taabaa ngi dem dañuy juboo ci point boobu ba pare. waaw d'accord naa leen may jàmm. mais lii nii. souvent li nga ne ma wax nga dëgg. réew mi toj na immeuble bu ne benn policier ak benn gendarme ñëpp nekk soldat. waaw parce que bi sooy dëkk bi. di koy waaw wala ku sa doom di jàngee te nga ànd ak moom suy liggéeyi nga ànd ak moom. kon de dangay su génnee ci immeuble ñëw tóoj. maa la wax li Njaay kii nii frère am dafa nekk kaso. li ko yóbbu ca kaso ba. jabaram ex jabaram. waaw moo ko jiiñ ni ko. dangaa violé dangaa ëmbal sa doom. ñu yéeg wàcc porté plainte. taxawal waa ji. frère am moo nekk kaso. waaw frère bi di ko yóbbu kaso mooy. waaw dafa am ku mu doon sëyal. waaw ba ñoom ñaar ñu am doom. waaw doom joojee ëmb. waaw jabar ji ne papa ji yaa ëmbal suñu doom. voilà. ñu porté ko fa leen tëj ko kaso def boobaag léegi mën na 1 an. déglul frère ki nekk ci kaso mooy wax déglu ko. man sama ku ma bokkal baay jabaram ex jabaram yow suba teel tuumaal ko ne ko dafa am ëmbal doomam. donc ñu convoqué sama frère bi le 9 mars gendarmerie Fimela ñu jàpp ci tuumaal bi. le 9 mars lañ ko jàpp le 6 avril xale bi wasin donc actuellement nii bi mu wasinee léegi def na 1 an ak 4 mois sama frère bi ma nga ca kaso ba. ma demandé woon pour ñu def test de paternité yi. le 12 mai laa ko jëlee ji fële Fatick ak ay gendarme yóbbu ko ci laboratoire bi CDR bi nekk ci Raymond Frobenius bi j'ai payé là-bas 350 000 2 jours avant Korité c'est-à-dire le 12 mai ba li may waxee yoon ni ça fait 3 mois et quelques résultats test ADN yi génnul dem naa fa une fois chaque fois boo demee non tey suba ëllëg ngoon tey suba ëllëg ngoon tey suba ëllëg ngoon je n'ai absolument rien compris te test yi 48 heures maximum 8 jours là ça fait 3 mois et demi demoon naa bu demander à recevoir être reçu par le directeur pour discuter ci ak moom mais non me recevoir là di xam ne déjà que ça ne fait pas foi waaw dem naa ba ne ko man je doute actuellement si seen résultats et je suis prêt à faire une contre-expertise après ces résultats là waaw j'avais décidé nag et j'ai décidé ce mardi là c'est-à-dire suba le 25 me rendre à ce laboratoire wax luy tàkk le directeur là waaw parce qu'il faut qu'il se définisse man je n'ai pas demandé, c'est le tribunal de Fatick qui avait demandé mais depuis boobu ba léegi ça fait 3 mois soit objectif et raison qu'il est croupé en prison mais nañ def moom la wala du moom ñu xam quoi du doomu jiit leen donc pour doomam la bi ñu divorcé ak léegi ça fait plus de 6 ans si je ne me trompe la ñu divorcé
jotoon nañoo dem sax tribunal ci problème mu benn kër gi mu amoon mais malheureusement bi ñu demee tribunal femme bi dañ ko dafa ñàkk parce que juge bi dafa ne ko borom terrain bi kii moom kër ci terrain bi ci turam la nekk donc moom kër gi donc du doomu jiitleem c'est sa propre fille loolu la ko tuumal ne ko moom la ëmbal. j'ai discuté ak moom en longueur et en largeur maak sama frère bi waxtaan naa moom entre góor ak góor xam na ko mu ne man lépp mun naa ko xalaat ci àdduna ba mu def loolu sama doom saa ay fen la ay kàcc la loolu amul tuma xalaatuma di tiim sama doom di ko def loolu. moom ci boppam pratiquement ma nga prison fu nekk kooku beneen dossier la moom actuellement ma nga prison fa ñu tëj sama rakk ba foofu la fekk sama rakk ba bi ñu ko tëjee léegi ça fait même pas encore 2 mois beneen dossier la boobu quoi. ndaw sa ma nga actuellement ma nga prison fekk na sama frère bi foofu lan la def kooku exclusivité la waaw kooku exclusivité la gën yeneen renseignement yi gën dinaa la ko joxe ci beneen fànn bu ñu gisanteewaatee léegi bi ñu ko fa yóbboo ak léegi ça n'a pas fait encore 2 mois waaw ci mois d'août bi ñu nekk nii la dem fekk sama frère bi prison. affaire bi compliqué na. mu ne femme bi accusé waa ji ba mu dem kaso. moom femme bi dem na kaso. lu ko yóbbu kaso. bala nga ma koy wax. centre commercial El Hadji Modou Fall. Pikine waaw. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. ñu ngi koy ziar centre commercial El Hadji Modou Fall. centre commercial bu mag. bu mag la nekk foofu léegi naa boo fa demee nii. waaw. ñoom li ñu gëm mooy benn rajo am Sénégal. loolu mooy dëgg sax. ay te léegi femme bi lu ko yóbbu kaso. lan moo ko yóbbu prison. bi ñu demee ñu xuus ba ci biir. waa ji nekk prison nii bi mu seeg ndaw si. dañoo am ñaari doomi jigéen. deuxième doom bi. du kenn ka ne moom la ñu dafa ëmb. waaw kenn ka moom la ñu wax ni dafa ëmb te papa ma ko ëndal. léegi taaw ba. bi bàyyam tuddee kaso. taaw ba dafa ëmb. yaay ji porte. taaw bi moo ëmb. maanaam deuxième fois. caat bi moo njëkkoon a ëmb. jënd ko baayam ñu tëj baayam. waaw léegi taaw ba ëmb. te fekk baay bi moom mi ngi kaso. nee ma lu yaayam def. lu mu def ci waxi. waa ji yaayam dafa ànd ak xale bi doon yàq biir ba. moo yóbbu yaayam kaso. dañ leen a jàpp. yaay jaa nga kaso. xale ba daa dee. xale ba dafa dee. xale ba doon yàq biir. waaw dafa dee ñu koy suul te woowuñu xam nga tey jii soo dee juree kenn kay même su baayam nekkee kaso suñ koy suul di nga woo mbokki baayam ñu suul ko. mbokki baayam mi nag woowuñu leen ñun leen doo leen ko fi suulee ñu def autopsie la. léegi xaaral ñu répertorier. waaw. waa ji dañ ko tëj kaso parce que dañu ne mu ëmbal doomam. mu ëmbal doomam deuxième doomam. ñaari doom la am. waaw mu ëmbal doom ji. waaw ñu tëj ko. waaw bi ñu ko tëjee kaso ñaareelu doom bi. waaw ëmb ginnaawam. yaay ji ànd ak doom ji ëmb. waaw dem di yàq ëmb bi. waaw ba doom ji far dee. waaw ñu tëj yaay ja. ba suba ak jàmm. waa déglu ma dégg benn li ci gën a am solo mooy test ADN bi. waaw test ADN bi nga xam ne moom la waa ji kaas. waa ji néewu ma ni sama mag deful. wala sama frère deful. waaye dafa dem ci benn laboratoire fay 300 et quelques mille pour ñu defal ko test ADN pour ñu xool ba xam doom ji ñu ni kii ni nga xam ne moo violé doom ba doom juddu ci. ndax moom la wala du moom. 3 mois. mënul am résultat moom waa ji moo dem. waa ji di wax ni. moo dem. 3 mois ba léegi résultat yi génnul léegi nag démb dem na fa pour indil leen giita ngaas foofu. te ban waaw ki ne moom moo ëmbal doomam. waaw ëmb bi. waaw mars. waaw lañ ko porté plainte. mars avril la xale bi accouché. maanaam durant mu ëmb 9 mois 8 mois bi ëmb yëpp. kenn wax ci dara. mars lañ ko porté plainte. lu doy waar. yéen temps yi li ngeen fi indi affaire ëmb bëri na de. en tout cas. pour affaire di rek suba loolu ñëw. Ndiaye. pare tax man la immeuble bu ne. immeuble yi ci dëkk bi bu ne nañ fa dóor benn gendarme. douanier yeeg policier yeeg garde pénitentiaire yëpp nañ leen def ñu ay garde di léegi immeuble ASP yi ci garde Ndiaye réew mi ku takkul say daal la daw immeuble yi xumb na de. allo présidence. allo président. xale jigéen ñi dañoo nekk di leen jaay comme ni ñuy xoolal waxuma xale jigéen ñi ñooy jaay seen bopp. mais xale jigéen ñi Ndakaaru yi ñu ci bari dañoo nekk di leen jaay comme ni ñuy jaayee masque ci dëkk bi. ëpp na wax barke Rasulaay di leen jaay am nga ciy bagage. yow sa waay yow. dañ leen di jaay laa wax. non li ngay wax nii. waaye suba la nga naan ma am nga ciy bagage. ñu leen di jaay ñu ciy jëlee biir ñu koy yàq. waaw c'est ça. ñu koy yàq dañuy jàpp xale yi jigéen ñi di leen jaay comme ñuy jaayee masque yi ci dëkk bi. li ma lay wax j'ai des preuves tangibles palpables. allo présidence.
président de la République, président de l'Europe, Colomar, Alexandre, résidence de Victorie, président de la République, résidence du président de la République, mooy demeure service dans la carte de Caprado, Sénégal, construit en 1902. Oui, sama dépal waxoon naa yàgg di mu nekk la résidence officielle du gouverneur général l'Afrique occidentale, le port Sénégal Senghor Dia 1964, Abdou Diouf Kër dem Abdoulaye 2012, Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat fi ñaar maam ki wote bëgg jël président ko kala waroon fa lay wote. Asalaamaaleykum. Oui, bonjour. Oui, monsieur, ça va bien? Ça va bien, merci. Alhamdulillah, ci monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye di wootee fan. di woote fii ci Dalifort. monsieur Ndiaye Dalifort monsieur Ndiaye kii par exemple yow lan moo waral sa woote ci biir palais bi ci waxtu yu ñu toll nii. mën naa am président wala. non nii il est occupé. ah d'accord. dafa nekk di inaugurer ay pompes yoo xam ne dafa war a dem ci mbënd mi. waaw ça yu ñu war a yóbbu foofu. ça c'est bien parce que ñun suñu terrain yi ñu dagg jaay yëpp ñu jaay problème ah. problème comme. oui xam nga ñun nous sommes des agents immobiliers la ñu dañuy jaay ay terrain. très bien sëñ bi Ndiaye. oui yéen terrain yi ngeen di jaay léeg-léeg du ngeen tëdd ba xaaji guddi di gént ñu tiim leen ak ay yet di dóor. tiim comment ça tiim ay yet di dóor ñun. non déglu ma rek ndax xam nga yéen léeg-léeg ñi ne ci mbënd mi am na ci yoo xam ni maanaam yéen àq da ngeen àq ngeen di lekk des fois. déedéet na di pas ça bu wax loolu. non xam nga lu tax dama ni yow da lay leer ni yéen terrain yi ngeen di jaay. oui. boo koy jaay nit. fekk foo xam ne leer nañ la yow fii place ndox la. nga jël say camion dem sëkk ko maasale defar ba mu baax jël jaay ko nit ay millions. mais ñun bañ koy jaay amul woon pexe amul woon loolu y avait pas ça y avait pas ay ndox affaire yooyu. mais ci noor bi ngeen ko jaay. ci noor bi ngeen ko jaay te amul dara. tu sais ñun. mais bu ngeen ko jaayee nit it gannaaw defaru leen assainissement ba ngeen mën a wax nit ki la fa am. ñun tu sais nous sommes des opérateurs. waaye foo xam ne sax ak dex gu nu sëkk la dex gu nu sëkk ngeen jaay ko nit. mais pourquoi pas ça xanaa gisoo Dubaï ça léegi boo ko waxee j'ai l'impression que yow amoo xam-xam. waaw bu la doy ma ne danga ne Dubaï la Sénégal. amoo xam-xam parce que boo demee Dubaï géej bi lañ jël sëkk ko def ci ay kër loolu ça n'a rien à voir ak suñuy terrain ñuy jaay Dubaï ngay tëkkaleeg fii Sénégal fii. mais Dubaï ba ça va yow dëkk boo gis réew mi ñu fa dëkk. sëñ bi daal dama ni ñun suñu terrain la ñuy jaay. dama ni ay sénégalais lañu te gis nga actuellement askan wu bëree bëri li ñuy daj coono bi ñuy daj ci biir ndox mi te kër yi yow sa genre gi bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay kër yi. non bu ma ca boolee man kër yi may jaay c'est sûr. kër yi may jaay c'est sûr. c'est sûr ah kër yi may jaay c'est sûr voilà bu ma ci andil benn problème. léegi lan ngay loo dee président. président da nekk bu ñëwee bon ñun saa bu ñu jaaytee kër yi problème yi këyit la ñuy am problème yi këyit la ñuy teel a jël. nit ñaa ngi am problème ndox ci kër yi ngay wax ay problème yi këyit. non mais bien sûr këyit yi ci la. sëñ bi sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mayu. lépp yéen a koy indi nay wax impôt yi domaine ñu teel a taxu ci këyit yi duñu daggal suñu këyit bàyyi wala titre foncier. oui mais sëñ bi ñun këyit oui. votre correspondant n'a peut-être pour le moment veuillez appeler ultérieurement yow amatuma lu ma wax